tax naan ay député Macky Sall lañu ñoom dañoo falu ci liste nationale. ku Macky Sall toog kër bureau wala këram daal ni diw mii dama ko dessiné mu nekk député bu ko neexee suba mu ne la dama lay dessiné nga nekk conseiller ni kii liste bi ñëw dama ko dessiné pour mu nekk député def la ci liste boo xam ne da nga jàll kooku boo toogee da nga naan député Macky Sall mais man mi gagné département Mbacké xëccoo xeex ñu kidnappé ma ba sax sama frère Serigne Cheikh woto jiwul ku ñu wax Modou Mbacké Diagne mii tey ñu nommé police directeur général ARSE moo ñu kidnappé woon ci kaw ndigul Abdoulaye Daouda Diallo ni kidnappé la ñaari doli yi ndax bu ñuy génnee dañuy gagné Touba ndax influence bi ñu yore Abdoulaye Daouda Diallo jox ndigal Modou Mbacké Diagne bu nekk ministre de l'Intérieur Modou Mbacké Diagne kidnappé ñu dénkaan ñu sax maanaam Mbacké nangu ñëmuñu sax téye Touba ndax boobu waa Touba danañ ñëw pour que jéem a dugg ci biir police wala ñu jéem a yàq mu dénkaan ñu commissariat bu Mbacké bi ñu dénkaan ñu commissariat bu Mbacké commissaire bi daal ni kat sëriñ bi kaay ma lale leen fii matelas mu daal di jël maanaam bureau am lal ñu fi benn matelas daal di toog leen fii ba wat bi jeex loolu du kidnappé te boo jëlee ci li nga xam mooy code électoral bi képp koo xam nekk nga candidat député amuñu sañ-sañu téye la ndax code bi moo la ko jox parce que yow da nga nekk candidat parce que député nga doon te député amul sañ-sañu poursuivre la amul sañ-sañu maanaam convoqué la ñu topp la loolu la bi yëfi jàllee teewul ñu nekk député tey Modou Mbacké Diagne ñu yokk ko indi ko Thiès tey jii ñu nommé ko directeur général ARSE Abdoulaye Daouda Diallo ñu jëlee ko foofu yóbbu ko maanaam mu nekk ministre des finances kon dafa nekk loo xamante ni dafa yàgg ci dëkk bi mooy pour nga nekk député dignement représentant askan wi mooy da ngay faloo ci département bi nga xamante ñoo la fal ba pare askan woowu taxaw ni la kat yow foo demee boo ñu waxul ëllëg boo ñëwee duñ la joxaat ngay wax pour askan wi man booy tax bu ma jëlee sama kàddu bala maa wax pour Sénégal damay wax pour Touba ga ma fal par doog a wax pour Sénégal léegi li nga xam moom ngay wax ci Mame Boye dañu toog assemblée nationale ministre des finances moo ñëw suur boobu noonu man dama yor liste président de la République depuis 2017 dafa waxoon ni si Tobago ñi xam dañoo tojoon seen kër fii dana leen fay fële ci aéroport Yoff bi ñu defal leen ay bail jox leen ko 2017 ba fi may wax ak yow waa Tobago amuñu maanaam ay kër. dëgg la du dëgg. te ñaata hectares lañ joxe pour si Tobago te Tobago matul lu mat 300 terrain. te joxe nañ parce que lu mat 1000 terrain. donc am na ñu si bokkul. am ñu si bokkul. voilà mais loolu kan mooy responsable Macky Sall moom mi nga xamante moo war a contrôler li nga xamante moom la joxoon mu yam sax joxe ko mais aussi askan wi ci Sénégal yi lan ñoom ñëpp ay Sénégal lan ba fekkente ni nag maanaam ñoom ñi war a am amee na suñoo xam jaarul yoon mu du seen xaalis lañ jël jënd mais kooku mënoo ko ni ko war a doo jënd léegi nag li nga xam moo war a am ci mbirum suuf si du man dong maa koy wax am na ñeneen ñu koy wax dégg nga ko ci Moussa Fallo dégg nga ci kenn mooy li ñuy luubal ci réew mi daa yemul ci suuf hôpital Touba bii dañ ko luubaloon xaalis bu njëkk a génn dégg ngeen ma ko ba taay ban boon seet ko enquête parlementaire gars yi lànk dama ni pour réew mi jaar yoon dañoo war a sensé mooy directeur yi nga xamante ne dañ leen a nommé pour politique dañ leen war a dàq amuñu xam-xam amuñu ngor ndax bari na si ay directeurs yoo xamante ne nii ci jamono Ousmane Sonko ji problème yi man mi woonoon ma pour ñëw si Ousmane Sonko. comme ñan des directeurs. waaw ay directeurs ak ay ministres laa la ci ministre Macky Sall yi ak ancien ministre mais ba léegi gisaguñ benn tur boo xam ne cité nga ko. mais di ko cité pourquoi may toog naan daan est-ce que nekk ci pouvoir bi di la wax non dama ne du ma cité benn tur mais ñoom xam nañ seen bopp Ousmane Sonko xam na ñoo ñu may wax ñan la ndax ñoom pare woon na ndax jàppoon na ni nguur gi day daam te gis nga dama lay leer tuuti gis nga maanaam bu fekkoonte ne ñun continuer manifestation altine talaata àllarba balaa midi Macky Sall day génn pale. ah bon waaw loolu maa leen jox information boobu. fii de am na ko Moustapha Diakhaté waxoon na bu mu toogee fii nga toog nii du ñoo préparé sa transition militaire ba Pape Sané nii sa après. man daal dama lay xamal ni fekkoonte ne arrêté wu ñu manifestation bi mercredi la Macky Sall waroon a bàyyi. ci nu muy wàccee. nu muy bàyyee coup d'état lay doon wala askan bi mais xam nga duñ mën a wax lépp. waaw dëgg la duñ mën a wax lépp mais man xam man maa ngi woon ci biir. xam naa li xew. xam naa li xew. parce que newoon nga fi déjà gént nga Macky Sall di waaj a di waaw waaj a loolu gént la maanaam loolu gént la. ndax xam nga ñun dañuy xóot-xóotal. mooy dañuy gis lu ñëwagul. kooku sëñ bi la du ñun. mooy man maa gisoon ni Macky Sall mbooloo maa ngi dem wuti ko ba bëgg ko daani si biir palais bi. ma jóg téye ko ni ko kilifa du daanu. kilifa googu tey jii sama gént googu sëñ Mountakha moo ko sowe. effectivement mais est-ce que li nga wax noonu du woon appel du pied. affaire pour président wala appel du pied. mu mel ni da nga ko doon. wax loolu pour mu woo la waaw. xaw ma nag waa di ko toog bu ngeen ma prometté mu woo Macky Sall mu wax directement Macky Sall bu ma ko bëggee jot ko maa ngi numéro WhatsApp mi ngi sama numéro WhatsApp. mais sax bi moo lay wax ne man aw ma intérêt si Macky Sall Macky Sall lan la mën a jël. parce que ñëpp jàpp nañu ah déet c'est le président non sëñ bi Macky Sall amul lenn man lu mu mën a yokk.
coono bi nga nekk. yow tey coono bi nga nekk mën na la ko tege. man sonn ma de. non 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 ci usine yi la oto bi may war 80 millions laa ko jënd. non waxuñu loolu man sonn ma de. boo ma gisee xam ne sonn ma sëñ tuwaay sama maam sonn ma tey sonn ma. non waxuñ ne da nga sonn. déedéet déglu waxuñ ne da nga sonn. waaw pour mu leer mooy ay sonn yow sonn si. Macky Sall amul lenn lu mën a yokk ci man. Macky Sall avant mu ñëw si nguur gi nekk dem naa Màkk umra Macky Sall avant mu ñëw si réew mi am na ay kër am na ay oto lan la Macky Sall mën a yokkaat man bu fekkoonte ne alal kese la est-ce que man dinaa dugg si politique. déggu may le man bi ma nekkee politique. mais du alal ko gis nañu Moustapha Niasse ngi nii alal bu fekkee ne alal am na ko ba mu doyal mais privilège yi ci nekk man soxluwuma privilège benn si Macky Sall bu dul bi ma sëñ Tuubaa jox. ñu nuyoo ñu ne ma Mbàkke toog ci suuf ma toog si kaw. sa bërëbu liggéeykaay yooyu ñu tëj. mais tey mun naa tax ñu ubbiwaat ko. sa suuf yooyu ñu nangu tey mun na la ko delloowaat. Macky Sall même bu la jëriñul jëriñ say. Macky Sall mi ngi nii di ma. mën na koo fal ministre. Macky Sall mën na koo fal bu wax dëgg la. Macky Sall lu tax ma ne la man xam nga sama frère la toog nañu ñëpp ñu bokk toog. ci palais mooy bi ñuy débbal rapport sur la inondation man maa jiitoon commission bi nekk Touba dana si ak sax affaire inondation Touba bi. bi ñu toogee Macky Sall bi ñu jëlee kàddu mel ni man la fa tudd cité ni daal ni sama xarit bee Cheikh Abdou Bara Dolly maa ngi koy nuyu. ba ñu noppee dafa jàpp sama loxo woo Ablaye Daouda Diallo mi ngi taxaw mun na ko na nga delloo Cheikh Abdou terrain yi ni mu gën a gaawee. ndax dañu ko nangu te nangu leen ko ci yoon. te na ngeen xam ne Cheikh Abdou sama xarit la te musuma di soxlaam musuma ko dégg mu wax lu du soxla askan wi. mais Ablaye Daouda dafa lànk. waaw léegi pardon. mais est-ce que maanaam man est-ce que man loolu la tey terrain yi nangu si man. moom li mu wax lan la ma jëriñ président jox ndigal. Ablaye Daouda Diallo kooku defu ko. mu lànk laa la wax. mais loolu dafa loolu ça c'est très grave. waaw xam nga coupé la. waaw xam nga ma coupé la. waaw parce que Gaston nag dafa ñëw moom it toog fii nga toog nii. place bi mu ne moom li ngay xalaat ni moom mu ne moom loolu lay dund moom tamit. Gaston. non dama lay wax. bàyyi wax la rek. dafa am lu daf lay dëggalal daf lay dëggalal. waaw daa yéegale wax la même chose que ni Macky Sall day joxe nit day joxe ay ordre ay instruction te duñ ko def. te gars yi duñ ko def. te am na ñeneen ñoo xam ne man dégg naa ko feneen foo xam ne ñooñu ñëwuñu ci télé ñoo xam ne Macky Sall day jox ordre pour ñu def te ñooñu duñu def wala ay instruction pour ñu loolu nga wax léegi man li ma bëgg a xam mooy comme yow xëy na sori nga ci nguur gi mooy est-ce que da nga xalaat ni Macky Sall président de la République gars yi nawloo ay nit ñi ànd ak moom nawloo wuñ ko respecté wuñ ko. xalaatuñu ni moom véritablement seen njiit la. te ñoom seen gis-gis ak seen xalaat seen xam-xam mooy seen gis-gis mooy ñoom dañu bokk ak nguur gi Macky Sall. ànd ak moom di ko gérer ndoo comme ni ñu doon waxee gouverner ensemble gagner ensemble pour gouverner ensemble. est-ce que loolu nga xalaat ni ñoom noonu la ñuy dundee et que teguñu Macky Sall véritablement njiit dañ koy gérer rek comme moom ni leen gérer te ce qui fait que ne ñoom ci seen i biir ci nguuru Sénégal dañuy gérante mais en réalité joxuñu benn gëdd le président Macky Sall. ce qui serait grave parce que moom la ñu fal quand même pour mu jiite réew mi ba 2024. li nga wax moom dama koy dëggal Macky Sall bu joxee direction ndigal yenn ministères yi ak yenn directeurs duñ ko appliqué Gaston moom ngay wax dafa am benn affaire boo xam ne daf ko gagné woon fii ba dem wut ko indi ko. ñu war koo fay. président Macky Sall toog ni ko fay leen ko. ministre bi lànk bañ ko fay te tegu ko fenn. loolu lan nga si xalaat lan mooy problème mooy li mu si xalaat mooy Macky dana war dàq ñoom ñëpp. mooy non mooy Macky dañ ko respecté non ñoom faalewuñu Macky Sall c'est-à-dire ñoom pour ñoom tey Macky problème yi am yëpp ñu ko war ñoo ko jege ñoo ko wutal ay noonu. tey Sénégal nit bañ a Macky Sall ñoom ñoo ñu bokk na si dañoo élégant tëj seen téléphone duñu wax ak kenn dañoo xamadi faalewuñu sëriñ saa faalewuñu kuy liggéey aussi seen bopp lañ soxla ak seen njaboot ak seen i xarit lépp loo xamante ni xam na ni yow xaritu Macky Sall nga duñ la sax jàppale mais dañuy jàppale seen xaritu bopp ñoom. loolu moo am ci nguur gi. léegi Macky Sall lan nga koy conseillé. léegi Macky Sall li ma koy conseillé mooy mu tàgg ak ñoom 300 yi ko dese moo indi ay boroomi xam-xam yoo dañuy politicien jàppale ñu mën a suqali réew mi 2024. sëñ bi olof Ndiaye de nee na bukki bu yebee waxambaane ca doxin bala. est-ce que nekkul ne ñoom am na fuñ ko téye ba tax bu leen santee ñu bañ a def te dara. téyewuñ ko fenn dañoo ñàkk ngor rek ndax Macky Sall lu nekk defal na leen ko mais moom li mu mooy kaddu Macky Sall moom lañ faal te président de la République. ci man yi ma mas a gis yëpp même bu fekkente ni waxul personnellement ak diw mu toog nii di wax dana war a jël note xam ne la muy wax duñ ko war a appliquer. effectivement ñoom ñu koy am may ko Issa may ko Khadiba vas-y. oui dama Issa yaram wee tàng. d'accord alors Cheikh Abdou man da bëggoon xam lan mooy sa relation ak Ousmane Sonko. sama xarit la. parce que dama gis ci coow li dañ cee takk rip. non Ousmane Sonko mu nekk sa collègue. Ousmane Sonko sama xarit la sama collègue la mais lu mu nekk sama xarit nag Macky Sall moo gën a nekk sama xarit moo gën a nekk sama grand frère
Ousmane Sonko day ñëw sama kër guddi mel ni moom kese dawal otoom ñu toog di waxtaan entre réew mi ak njariñu réew mi bokkuma ak moom parti bokkul sama parti moo tax bi mbir mi jeexee mu ne damaa bëgg a ñëw sa kër seet si la ma ne ko boo dee ñëw daa nga ñëw sama kër te ñëwoo si parti bu dee parti bi dama seeti Pape Diop. d'accord ki nekk sa xarit est-ce que nekkoon nga à l'aise ci coow li. ah oui nekk naa à l'aise ndax man dëgg laay àndal. dëgg bi mooy lan. dëgg mooy kii dañ ko tuumaal viol te violé wut. léegi xoolal ma ko bëggoon laaj waaw man mii bari lu romb. parce que waaw attends fii dañ fiy ñëwaat non fii dañ fiy ñëwaat. fii dañ fiy ñëwaat non may ma tudd fii dañ fiy ñëwaat. léegi Issa xaaral Pape Sané Issa maa ngi ñëw ci yow fii dañ fiy ñëwaat. léegi Pape Sané parce que Issa may ma tudd boobu sax mooy li mu doon wax sànq parce que boo xoolee ñoom ñëpp ay Issa fi nga jëm yow noonu foofu la Pape Sané jëm te damay dellusiwaat ci yow bala ñooy jàll ci Ousmane Sonko. fi ma jëm feneen la c'est-à-dire moom dafa am lu important la nga xam ne wax na ko mooy ni que dafa nekk candidat député ñu kidnappé ko waaw commissaire de police kidnappé ko tey ji mu defar révélation ne kooku nañu nommé directeur général adjoint police tey man dama koy laaj moom député mais événement yi nga xam ne moom nañu génn fii ba mu fi amee 2011 2012 dañu gis taxawaayu député yi fi nekkoon amoon fi pression bu rëy politique bi indi fi pression bu rëy ba nga xam ne kii nga xam ne moo doon commissaire central Dakar ñu relever ko tey ñoom député yi nga xam ne ñoo nekk tey ci gujjee gi bii nga xam ne dem nañu ba ne am na 12 wala 15 morts ak plus de 500 blessés dégg gu ñu député yi wax ci te alors que ñoom ñooy représenté askan wi commissaire boobu muy wax Modou Mbacké moo doon directeur de la sécurité publique mooy maanaam ci wàllu hiérarchie police moom moo doon commandé ñii nga xam ne ñoo nekkoon ci terrain bi yépp tey jii ñu defal ko promotion mais yéen tey assemblée est-ce que da ngeen di xool nguur gi commission boobu mu ne da koy créer commission d'enquête da ngeen di bàyyi nguur gi def commission enquête tuumal ñu muy tuumal alors que yéen assemblée yéen leen waroon njëkk a créer commission woo kilifa yi nga xam ne ñoo nekkoon sur le terrain mooy kilifa police yi laaj leen nan nañu mën a def ba 15 nit dee fii ci Sénégal ci ay balu fital yéen tey lan mooy taxawaayu député yi xam nga boo nee dégguloo ñu coow dama koy weddi ku ne xam na ni bokk naa si njëkk a coow pour war a porter combat bi ñu yóbbu dossier bi Cour pénale internationale ndax ñi si faatu mën naa ko njëkk a porter avant ñoom Ousmane Sonko di ko def MDD ñun wax nañ si liñ si war a wax li am solo mooy ku ne xam na ni tey jii kenn mënut a génn responsable ci faatu te du nguur gi nag Macky Sall moo ne si kaw. ministre de l'intérieur mu ak bisi policiers yi. léegi lan lañ war a def ñun assemblée nationale. commission d'enquête. kan moo koy def. yow mën nga ko. ñaata commission d'enquête la def assemblée nationale ñu annulé ko yu du jàll. juróom-ñetti commission d'enquête parlementaire opposition bi ñu toogee ba léegi déggoon nañu ko assemblée jàllut. benn commission enquête parlementaire depuis maanaam ñeenti at moo mas jàll assemblée nationale muy 94 milliards yi. te ki ko def benn bokk yaakaar la nekk. ñun opposition bi assemblée nationale lépp lu ñu def assemblée pour leeral dañu koy nëbb depuis ñeenti weer ngi ni may wax ak yow bind naa question orale bind question écrit bind question éclairée ministère yi mi ko jagle yépp ak directeurs yi ba léegi amaguma seen tontu est-ce que loolu normal la tey jii nga xamante ni règlement intérieur assemblée nationale boo ko jëlee daf lay wax ni la chaque fukki fan ak juróom bu nekk ci article 92 93 94 assemblée nationale war na chaque 15 jours nekk gouvernement bi ñëw assemblée nationale tey au lieu que ñu ñëw assemblée nationale ñoom dañuy daje fële building pour def la ñuy def foofu noonu te ñoom dañoo war ci assemblée député leen tontu ñuy wax pour askan wi mooy respecté wul assemblée parce que da respecté assemblée mooy seen njiit respecté wul assemblée nationale ñaareel bi mooy assemblée nationale boobu nga xamante ni tey ñun fexe nañ ba ñu yokk bés fukki milliards ak juróom te bi fi may wax yow assemblée nationale tey la gën a bon te taxoon ñu yokk ko mooy assistant parlementaire yi nga xam ne sax jëloon nañ leen nga xamante ni fukki lan ak juróom benn ñu def appel d'offre genn université ñii nekk maanaam ay juristes ñii nekk maanaam ay économique war a encadrer député yi nga xamante ñoo fa nekk te amuñu xam-xam ñuy liggéey bu rafet mais bi ñu yokk bis si ba tey ji la taxoon ñu yokk ko mooy ñooñu ñu jël leen embauché leen ba fi may wax ak yow ay contracté kenn embauché wu leen kenn mun leen a boole aussi tamit maanaam ci li assemblée nationale di doxe loolu est-ce que jaaru na te président Macky Sall taxaw ni dafa bëgg xale yi am liggéey tey boo jëlee fii nga xamante ne mooy mbirum hydraulique rural bi tey jii ña fa nekk di liggéey 94 personnes ña nga fa depuis fukki at ak juróom kenn embauché wu leen te ka fa nekk mu Mansour Faye embauché na fa ay nit ka fa nekk nii muy sëñ Mbaye Thiam embauché na fa ay nit bàyyi ña fa nekkoon amuñu ndey amuñu bàyyi ñun loolu la ñuy wax assemblée loolu la ñuy bind di leeral di laaj bi nga xamante ne tey jii fan yi si ginnaaw dégg nga le directeur de administration pénitentiaire mu wax ni bracelet électronique ñëw na ci réew mi
xam nga wax na loolu mais ñun ministre de la justice bi mu ñëwee Assemblée nationale dafa wax ni bracelet yi Sénégalais yi ñoo koy defar problème boobu noonu ak ñaari wax yu wuute yooyu noonu moo tax ma bind question ministre de la justice bi nga xamante